Yeah, okay, let's go. Fucking verificato wall, affittato boy. 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 Coglione, Pocioncino, poesia, De John. Sama gayi seen doomu ndey Bouna aka Bouna tey non tey sama gaay tey dama ñëwaat barke Rasulullah ginjek sama gaay comme ni ma leen ko waxee seen doomu ndey Bouna Dey le chroniqueur Kana chroniqueur le meilleur chroniqueur de tous les chroniqueurs le président des chroniqueurs dama yéex a ñëw mais gaay maa leen fi jiitu barke Rasulullah ka yonenti Muhammad moo jiitu sa yonenti yi waaye moo mujjee wàcc gaay dama ñëw pour faxas lépp la ñuy jël jàpp sànni ñuy jooy naa ma papa Bouna mu naan ko sama gaay la mooy chronique mais xaaju leen si ñu naan ma Bouna lay def ma ne mu ne guuleen mais sama gaay yi gis ngeen lii tey spécial mbedd la encore non daanaka sax léegi si mbedd rek lay doon parce que gars yi bruit yu may def si sama logement bi dérangé na leen ñu yónnee ma benn texte ne ma boo moytul dañ lay dàq bàyyi bruit wala dinañ ko wax administration bi soxor rek cota ma bëgg kii te demaguma fenn sama gars yi abonné leen yokk leen gis naa ni 1000 cas yi leen ñu yokk léegi ñu dugg si kon sama gars yi xoolal bu leen fàtte balaa ñuy ñëw commencé dugg si le vif du sujet moo wax leen tey sujet bi lan la dugg leen da cëpp fii nga cëpp fii nan ko papa sama gars yi ba comme ni ma leen ko waxee balaa ñuy commencé bës ngeen pouce bi abonné wu ngeen commenté ngeen dem ngeen Instagram bi mi ngi nii si suuf fële ngeen après door ngeen ñaari ayaata kursi daal di doon falaatul fatiha bu leen dooree falaatul fatiha daal di tourné gauche droite xool sa gauche xool sa droite ne ko grand yow man ngay tooñ baal naa la baal ma ak meilleur des chroniqueurs moo wax loolu ku leen mere foon leen ko ku leen saaga foon leen ko bàyyi leen saaga ndey bi tey nag si kan laay wax la damay dugg si Reptile Musique dugg si Def Musique moo fekk wax les rappeurs wax si ñoom Hakill pare wan lyrical kan kin cëk wax lu ma neex si seen projet bi game man léegi nag bi dugg na ma neex na ma mais lu ma neexul dama koy wax non tey ñëw ma fii pour neexal tey dama ñëw pour yëngal ndax góor dafa mel ni game bi mooy loolu dafa mel ni yenn rappeurs yi bu ñu kiiwul rek affaire yi du neex mais luy lii man xaw ma lii gars yi kon xoolal léegi ñu attaqué vif du sujet damay wax léegi nag bi lu ma si xalaat si texte yi lu ma si xalaat dóob na wala dóobul am na ñu dóob am na ñoo xam c'est zéro am na yoo xam c'est zéro am na ñoo xam ne ils n'ont pas déçu mais Def Musique am na lu leen manqué loo xam ne Reptile Musique loolu la am te gars yi amaguñu ko waaye xooleen kanam bu nice bi le plus beau gosse bokk la yenn chroniqueurs yi nga xam ne boo leen xoolee mel ni ñu jógee duggoon si jeexu ciment xam nga lii du génn man ay piscine ay je mange du carotte di mange ay chifame ay champignon au dollar du ma lekk beurre non du ma lekk yooyu caaf xaw ma yooyu ba te samay chronique kaanawee chronique ku kaana turu xaalis chaîne bi përëm mais macha allah Kana bi dafa des mi ngi en cours Kana une loading la ñuy teg lu foofu. gars yi tey nag si ku ñuy commencé si Hakill quoi Hakill yow xaw ma dañ ñoo yëpp xaw ma lan la Hakill yow macha allah am nga benn flow bu neex macha allah boo goos boo tee galant mais dafa mel ni yow dañ ñoo yëpp yow mais yow Hakill yow depuis Karbala lañ la dee mais Hakill yow loo teg sénégalais yow da nga foog ne game bi ay tàngala wala ay bonbon wala ay kenkeliba wala ay uul wala ay xaw ma mooy fruit boobu te mu dëgër konkorog game bi àdduna bi du ay ci rek meew àdduna bi dañ koy liggéey work hard play hard never give up man dama xamul sax xola mu naan def ay it bonjour bonsoir dañ ko miis mais saa waay loolu ñëpp a ko mën xale buy judd sax boo ko indee mu naan la miis loolu ñëpp a ko mën jàpp si ay def ay it bonjour bonsoir dañ ko miis non dama wax non ni nga ubbee affaire bi moom macha allah nice na mais texte yi mënoon na gën a dóob lii moo tax dib saa yi leen jàppee di leen di faj lii moo tax saa yi leen te gis naa ni dóor nga fi ay pic dib quoi yow man dib sax moom franchement yow dib t'es pas un être humain ñu xool mu naan waxu xaalis au revoir duñ ko gis doo ñu gis waxu xaalis au revoir doo ñu gis mais loolu ñëpp a ko xam fii koo fi waxul tey au revoir doo gisul xaalis dafa simple affaire bi dafa simple bokk li nga teg nice na mais dafa simple li moo tax dib problème parce que dib bu ko doon wax da koy wax ne leen dina ne meleen taan bi lii wak lii pa be julli taangi tii pa tii too nu mu koy defee moo grave waaye boo nekkee fii bëgg ñu sonal des rimes simples comme ça mais vous vous foutez de la gueule de qui en fait de compte mais c'est pas normal tout ça faut travailler la vie c'est pas du lait et des céréales quand même ah
waaw léegi ma xool lan laa bëggoon wax ay dañ ko miis ay rab Galsen kaani ak poobar si ñoo ko si wis explosé loo ay carrière fii mooy Sococim non man ngeen gi man naa xaru man lii naa guddi samay karaw sax mu jeex parce que yow akil léegi yow dama bëgg nga wax ma yow ban kaani nga fi wis ak lan nga fi teg bay Sococim bay tabax man loolu moo ma jaaxal akil yow fii la Karbala jàpp wàccee la si classe bi booy bu ndaw boo xam ne dib daf ko jàpp suul ko dambati toj yi ba nga xam ne sax Karbala kenn xamatu ko kenn déggatu ko muy génn naan joobu dañ ma liggéey xaw ma lan mais dafa mel ni Karbala lu ñu ko liggéey dib la doon wax mais daa mel ni liggéey bi si yow la retourné kon bu dee liggéey bi am na yow akil yow dañ ñu yeb yow depuis seen classe bi tamit Karbala faj la lem la passé la def la nu neex un débutant comme Karbala lu ko neex lay def am na style mën na rap mais xamul style amul kii te rabu léegi da ngay jaay sa bopp da nga war a am style waaye ay rappeurs yoo xam ne comme ay demkatu douche loolu mënul nekk ba pare ngay bàyyi demkatu douche boo xam yaa ko gën a boo ëpp ko style ëpp ko lépp bu doon man non bu ma doon rappeur ngeen xam ne maa am flow bu ma duggee ba naan xam ne gii rama du sangri baari ni du simbiri baari bind baari mu du mais akil yow dañ ñu yeb wër na yàlla dañ ñu yeb war na yàlla dañ ñu yeb explosé loo fi benn carrière moom bu ñu sonal fii daal rappeurs yi kenn moo fi jàpp ay nit faj leen mu leer mu explosé ñëpp te ñu mu si laal yëpp kenn déggatu leen te moo la dal sax ndax yow dafa mel da nga fay di nga ñu projet ba léegi kenn gisul sa projet def musique yéen dafa am lu leen manqué xam nga lu leen manqué mooy lan staff ndax mënu ma comprendre ngeen am des talents comme Authentic Zeus des talents akil aay nga sax mais dañ koy xoolaat yow sur le banc nu mu tuddati Authentic Zeus nouvelle génération Authentic dëgg barki yàlla boo kitewul def musique yow di nga kërëc booy kiteel ñii One Lyrical lay def musique lii desoon Reptile sax a ko gën li nga def si clip bi dóob na mais man dafa am lu ma metti tamit non booy boobu daf ñuy yëpp maa ngi siy ñëw maa ngi dugg si Authentic Zeus après dugg si cëkk xaw ma cëkk lépp booy kook dafa yabaate benn affaire rek laa si jàpp lu si des yëpp xoolatuma ko parce que dafa réew kooku banati la woon te akil yow del articulé ngir yàlla del articulé fii loo fi wax son bi day génn masse ñëpp pourtant ku nekk li nga béy rek ngay toggee sa ginaar xaw ma ginaar nga wax xaw ma loo fa wax mais boobu intéressé na ma bëggoon naa ko xam ndax nuróon woon na lu dóob waaye sa làmmiñ moo totom kon xaw ma dafa totom xaw ma dafa gësam làmmiñ bee gësam dib daal gësamal na ay làmmiñu jàmbur c'est incroyable ak ma dafa que talaatay ndeer laay gis xaw ma non incroyable foofu li nga wax bi nga utiliser talaatay ndeer bi li nga si teg bu après talaatay ndeer bi bu ñu ko xamoon ma ne def nga lu dóob parce que talaatay ndeer ku nekk xam na ko fi talaatay ndeer du ñëpp ko xam sax parce que histoire la histoire dëgg nga fa wax talaatay ndeer maire yu lakkoon seen bopp pour bañoon nekk jaam barki rasulaay bu ma xamoon loo waxoon si biir rek affaire bi dugguma mais des na quoi lu si des daal mais bu dee musicalement moom dama doon déglu affaire bi drill bi moom rey ngeen ko yéen moom bokkoo leen si nouvelle génération ñuy so yéen comme ni ma ko waxee bokkoo leen nouvelle génération bi ñu ñuy si drill mais Authentic Zeus qui est-il authentique mais authentique t'es vraiment authentique man naa tëj yii su ma ko tëjee lan laay jànge authentique xool leen Authentic Zeus lu mu wax nee na maa leen ko dàkk fuuf rap leen lu terre à terre loo leen génnee mag naa ko sang suuf maa leen ko dàkk fuuf rap leen lu terre à terre loolu leen non booy bi dafa garaaw maanaam moo leen dàkk rap fuuf ku fi def ay rabu ñami wala ay rabu ñama wala ay rabu bun wala ay rabu taat wala ay rabu xoot barki yàlla mu waddal la te booy bi gëm naa ko mais booy lenn rek mooy cat bi génnal kii nga dem Reptile fii Reptile booy man sa talent bi daal ni nga koy kiyee wala nga dem foo xam ne ay néegu rap boo demoon yaa fay doon leader di nga am lu garaaw xaw ma lu tax seen album bi lu ko flobal man lu ko flobal après dinaa leen ko wax xorom ngi non barki yàlla yéen ñi ngi fi teg ay Cristiano Ronaldo non buy wax fi dama siy sawar sama gars yi xaaral ma dugg waaye ndax fii mi ngi taw li yëpp pour seen chroniqueur instant yi risque dëgg laa jël barki Rasoulaay instant yi waratuñu génn 18h couvre-feu buñ ma amandé nag si seen vie rek laa compté pour fay ko barki Rasoulaay mais man sama mënuy bi yeega guma si ma dem leen Authentic Zeus xam nga lu ma neex non booy bi fu ko neex lay duggee fu ko neex lay fëlee xam nga lu grave mooy nu mu kasee rythme bi xool leen si kaw pop smoke ala lu la booy mais xam ngeen lu ma neex si affaire bi nu mu reyee affaire bi ne ni ñii nga man bëgguma dee feet dara taj tuuj man de man xaw ma man dee feet non c'est incroyable le gars booy bi nu ma ko reyee man affaire bi dama koy xool sama yaram di daw mais non gars yi c'est incroyable non ce gars c'est un poète quoi malheureusement il a de l'avenir ça va
gis ngeen sama fan si tubaab yi ak naar yi ñoo ma doon wax gars yi xamee ne man international laay doon waxuma chroniqueur lekkati jaakee yi ñëw ci Europe bi pour kii de man damay tukkil man rab Galsen maa ko nar a tukkil te incha allah maa ngi génnee yu dóob yu grave may dem ma ñëw barki rasulullah xoolal gel bi dafa kii mooy gel yu feeñoon si dib bi gel bi nopp nañ ma gel yi nopp nañ ma je suis beau je suis mignon il est rose il est machallah il est incroyable boy mais grave les vanilles et les vanitas et les l'occitane des l'occito c'est la vie des concordions mais xam nga lu ma neex fii moom damay sérieux fii lu graaw la def entente six de zer nee na comme guerre nii dafa fees del cocktail venant de chez Def déjà rimé na ko mais c'est incroyable lii dafa fees comme guerre cocktail maanaam chez Def cocktail bi mooy ñoom daal man lu ma ko gisee mooy ñoom mélange bi ay Cristiano ay Messi ay Ronaldo lañ teg bu doon NBA ñu ne LeBron James Kyrie Irving Stephen Curry incroyable tout ça mais applaudissez-moi ça après xoola jël leen benn 5 secondes ngeen tàccu ngeen ne buuna doo seen morom dama bëgg commentaire yi ngeen ne ma buuna doo seen morom gën cek doo seen morom gën cek rek dëgg te ma am lu ma gis quoi xaw ma nag mën naa juum mais man loolu laa gis booy bi dafa pic Samba Peuzzi foofu ndax nee na booy bu ñu ngemb bu ñëwee ma def ko bébé incroyable Samba Peuzzi ñëpp xam nañ reptile ngemb na ko pour mu faj fi ay rapport la fa jàppoon pour vooj leen vooj bu zap di leen ko jabar vooj ba waacooco vooj non ma sérieux Samba Peuzzi ngemb nañ ko pour mu faj rappeur yu bëri waaw te loo si xamul ay ñoom authentique sax daf jubóowu ñaak ñoom BMJ loolu dafa leer mais ñooñ lay waxal mais booy bi il a de l'avenir nag malheureusement am na avenir te rappeur bu si moytul booy bi dina la vaga daga di la rapa tapa jël weñ bu gudd tàngal ko bu mu tàng venant de chez Safara di la ko rox si bun non booy kii dafa réew cëkk il est impoli cëkk yow dama dégg sa kii boobu rek tëpp lépp parce que yow ku yabaate nga quoi yow cëkk sa flow bi macha allah nice na mais da nga koy yàq gars yi ngir yàlla respecté leen seen yaay yi jigéen moo leen jur jigéen mooy seen rakk jigéen mooy seen mag jigéen yàlla ko teral ku ko teral di nga te jigéen yërëm ko jigéen feccal ko jigéen waaw ñu sérieux waat jigéen yàllaa ko def yàlla dem na ba créer jigéen saar ba laajte jigéen lan la leen def pour mériter li ngeen koy bu mu xataal non yaamal xiyaam borom kër yu bëri di ngeen am problème sama gars yi respecté leen jigéen waaye ngir yaa respecté leen jigéen lu ma metti mooy mu naan sa kii xaw ma lan drapeau bi sa sili bu meer laay def drapeau lu tax mu waxoo ko sax sa sili bu gel wala sa sili bu kii mais bul laal jabar bul laal yaay tey kuñ fi traité woon sa sœur de pute tu t'énerves kuñ fi traité woon sa mère de yaay tu t'énerves donc pourquoi vous le traitez non pourquoi vous traitez non man fuck this shit balaa may dee mu naan silib bi comme sa silib bu mère gars yi respecté leen seen yaay yi yow respecté woo sa yaay parce que boo respecté woon sa yaay doo kii tey ku fi traité woon rappeur bu ñu fi traité woon silib bu ne ko sa silib bu yaay nga mer rappeur bu ñu fi saaga woon ndey mu mer moo tax man clash bu ma déggoon ñoom dib ak kii bi Omzo bi ma découragé quoi dib pour la première fois mu saaga mais da nga fees nga wan clash boobu tegoon nga ko si temps tegoon nga ko si yoon tegoon nga ko si fépp mais lu koy yàq mooy looy saaga si deuxième bi Messi t'avais bien fait mais c'est incroyable waroo woon saaga booy waroo woon saaga li nga def neexoon na torop mais gars yi pour wax loolu respectez vos mamans ngir yàlla ngeen bàyyi seen caaxaan yi mais arrêtez d'insulter la mère des autres ça se fait pas c'est incroyable what the fuck this shit no gonna du ma woon filmer fii quoi nekkate su ubbi woon du ma ko def gars yi dañ ma naroon am problème bu rëy xaaya gars yi ma pari ko lépp li yëpp ak ko akil moo ma jàpp nekk fii ji ko kaaj di ko coko di ko pocoto xar ba jow ba léegi pare won nañ dugg daanaka yow kaw prib dib dama fàtte jël say texte génn ak moom te jàpp ma ko si texte kon si teb bi kon xaar ba pare si won bi léegi après wax affaire bi wan yow moom chapeau li nga def dóob na franchement on est jamais déçu on est jamais déçu yow say affaire wax dama siy sawar loo wax damay raquette ngay pickpocket incroyable damay raquette ngay pickpocket mooy koo xam ne day dugg comme bus wala métro di sàcc pochetu jàmbur yi dem ay kalpe jàmbur yi loolu mooy pickpocket moom nee na day raquette maanaam lépp lay bale moom bàyyiwul dara day fut dëgg la wala du dëgg loolu fan
fan su depuis fan su Akhlou Brick yi maa leen di wax ngeen maa leen di ñaan ngeen wax si quoi moom nee na day racket gars yi di pickpocket maanaam gars yi dañuy sàcc rek te booy xool am na flow bu nice mën na lu muy def moom flow bu graaw la yor booy boobu macha allah waaw. léegi ma xool bu si topp nee na flow bee jafe rafet sol ndoket déy ku la nax flow bee rafet man xam nga lu ma kii si One Lyrical dafa aay ba xam ne moom dafa am flow non Galsen moom yaa fa dàkk flow yaata ne ñoo xam ne saaga nday ay taat yu rëy rek la ñu kii nekk foofu di miese buuse di buusi baasa di bàcco buucu di biisi xoola barki yàlla One Lyrical tu as de l'avenir mais erreur bi nga def mooy reptile nga waroon des ndax sa situation bi nga nekkee nii nekkoon reptile ko gën ndax di nga ko ëpp instant yaa doon place Samba Peuzzi mais Samba Peuzzi macha allah xale bu réew moom su ma si dul wax man yàlla naa One Lyrical nag dafa doon bandi quoi dafa am wax bu mu wax bu ma neex wax si dama siy sawar lu mu wax nee na ku ñu saw dañ lay suuf si pet dañ lay puub si pet ku ñu saw dañ lay tuur dugub si pet xam nga sax mënoon na ne ku ñu saw dañ lay puub affaire bi jeex mais ku ñu saw dañ lay suuf si pet yow da ngay saw muy feeñ jàpp gars yi di leen kuu foog na rey nga leen ñoom dañ lay puub bu yàggee ngay comprendre comme woy boobu ne woon naa la ne naa la bul jël avion bu subaa ngay comprendre ne woon naa la bul lekk daxin bu subaa ngay comprendre ne woon naa la bul clash dip bu subaa ngay comprendre ne woon naa la bul tooñ FIFA bu subaa ngay comprendre loolu la leen bëgg a wax quoi moom da leen di puub nag ngeen dem ba si biir gis les conséquences de la vie ak les problèmes de la vie les difficultés de la vie di réew di déprimé di bëgg xaru kii naan damay dee kii naan duma dee kii naan may lii lu mu wasalaam sama gars yi bii laay tëjee affaire bi nee na may la paas def carax ay rappeur lay sarax tey ku la ndax wan doo nit nee na may la paas def carax ay rappeur lay sarax non phrase boobu dafa diis phrase boobu du ma ko tekkee fii boo leen bëggee xam nga fan laa koy tekkee prochain épisode bu ma nar a def suba ban laay def non suba xale bu ndaw mais damay léegi nag bi def musique damay def benn vidéo boo xam ne wax ci seen projet bi rek su ma ko sentirul wasalaam mais nu mu tudd ti kaw prix bi bëggoon naa wax trop parce que dajji na ma nu mu ko kiiyee quoi nu mu defee affaire bi neex na macha allah quoi mais sa affaire bi dinaa si ñëw léegi nag ma wax leen lan moo manqué si mixtape bi si game bi xam nga lu si manqué mooy gars yi am ngeen talent mais amoo leen cohésion amoo leen esprit d'équipe bi. lu may wax dañoo am talent mais amuñu cohésion maanaam reptile booy xool gars yi dañoo dem ba doon famille nekkatul rappeur donc dañoo doon famille tey benn kaw prix bi benn authentique geste ak benn One Lyrical rek mënoon nañ génnee loo xam ne day yëngal Galsen mais booy gis ñu bëri chronique ñu lool la te gars yi tamit non foofu moom franchement ñëpp a am flow quoi mais da ngay jaay sa yëf quoi mais booy boobu cëkk yow li nga saagate moo tax gisuma dara ay silu bu meer yi nga fa moo tax gisuma sa dara rappeur day defar image am defara sa image da bàyyi sa caaxaan yi te da bàyyi silu bu meer yi tey ku fi tuddoon sa silu bu meer doo kontaan da baal ma nag ku ko fi tuddoon doo kontaan te lu ma leen boo moytul ni ma koy waxee nii di nga si mer wasalaam bul koy bañ gars yi comme ni ma leen ko doon waxee rek vidéo bi fii lay jeexee bon new leen follow me you know what I'm saying no porta di do xeer doo do si ki baaxe num pora sira neer noora siri naare abonné wu leen ngeen bàyyi seen caaxaan yi ngeen commenté ngeen partagé ngeen dugal ko fépp mu désaare wu mu fépp na affaire bi fépp mu dem fu mu neex na affaire bi tasaare fa wañ fa wàccaca fa wañ fa wàccaca bu affaire bi yóbbu na rumbux na pucux na foxos na yoxos foxos yoxos poxos di nokos di rokos